asalaamaaleykum mbokk yi mbégte ak bànneex laay am dellusiwaat ak yéen fii ci seen chaîne Sénégalactu TV ngir rek fas yéene leen waxtaan bi nga xamante ni sumboon nañ ko la semaine dernière jëm ci kaawu xale bu jigéen bu ndaw boobu nga xamante ni dañu ne ab kilifa mooy yegg ci kawam waxtaan bi nag tey dinañ si ñëw ci lu bari ginnaaw ba mbir la boo xamante dafa nekk ci loxoy yoon man sama rôle may moon ma dugg si yenn détails yi waaye nag ginnaaw ba ma dégloo ndeyu xale bi wax ba tudd ay tur donc man amatuma loo xamante ni war naa ko ci war a mën a nëbb damay ñëw rek ci gën a leeral ay ponk yoo xamante ni war nañ cee indi ay gindi ba nit ñëpp xam waaye lu ko jiitu dama bëgg a féliciter le peuple sénégalais ci élection législative yi nga xamante ni génn nañ ko ci le 31 juillet bi passé man nag jàpp naa ni du Benno du Yewwi c'est le peuple sénégalais qui a gagné benn vainqueur la am c'est le peuple sénégalais lii mooy Sénégal li nga xamante ni moom la ñuy namoo àdduna yëpp ñu ko di teg bët ne Sénégal mooy dëkk boo xamante ne heure bu ñu voté dimanche bu ñu xëyee lundi dem nañu ci seeni occupation di dëkkit boo xamante ni dañuy wax c'est la vitrine de la démocratie africaine mu nekk ay mbir yoo xamante ni heure bu élection ñëwee ci Sénégal rek ñu koy gën di confirmer waaye nag coow lii bari na lu ci mën a am rek dañu jàpp ni Sénégal war ñoo nangu dara ak lenn loo xamante ni war nañoo war a mën a diviser man nag boo gisee samay wax bareetul léegi dafa fekk rek lii yépp di xew ci ay jamono waxoon nañu ko bu yàgg ma koy faral di wax saa su ne rek des fois may wax loolu benn jeune ne ma mais grand yow li ngay wax nii ñun xamuñu ko ma ne ko waaw mënoo leen xam parce que ñun jamono yi ñuy xeex boobu ay 2009 daanaka génération bii nekk fi tey xamante ni ñu si bari ñu ngi judd entre 97 2000 tey ñu am entre 25 ans ak 20 ans 22 ans jamono yooyu ñi nga am ay 12 ans donc mënuñu kaa xam moo tax tout le temps dama leen di renvoyer ne leen da ngeen dem si YouTube ngeen tapé les chroniques de Seydina Seck lépp loo xamante ne yàlla def na mu nekk actualité Sénégal waxoon nañu ko y a 7 ans y a 8 ans de cela chronique bu ngeen mës a déglu nag di ngeen nekk kii xanaa tey la ko def wala démb la ko def moo tax amatuñu lu ñuy wax ci actualité di rek di gërëm les patriotes xaw ma waa Yewwi Askan Wi yi nga xam ne mu nekk si diaspora bi parce que man diaspora laa nekk donc ñooñu laa gën a gis seen liggéey mu nekk ay jeunes yoo xamante ne ñu ci bari dama leen xam politique musu leen a intéressé parfois je me demande sax ñi est-ce que c'est ay sénégalais lañ mais dama gis 2 jàpp 3 dernières années yi engagement bu ñu am ci Sénégal ak détermination bu ñu am ak acte de patriotisme ñuy posé di jël seeni alal seeni moyens seeni temps seen lépp di ko ci def je pense que tey loolu moo tax yàlla suñu borom ñu ci bari tey mu fay leen mooy victoire nette et éclatante bi nga xamante ni Yewwi Askan Wi am nañ ko fii au niveau de la diaspora mu nekk rek wax dëgg yàlla lu ñuy mérité du ma ne le président de la République deful dara ci diaspora bi kooku su ma ko waxee waxuma dëgg mais engagement bi nga xamante ni moom la militant war a am loolu ci waa Yewwi Askan Wi lañ ko gis plus particulièrement ci waa Pastef man damay gis week-end bu jot ñu ngi wut fu ñu organiser week-end bu jot ñu ngi wut ay activités même instant boobu de l'autre côté muy waa Benno
ñoom ñi ngi xulo ay affaireu xaalis diw dafa détourner xaalis bu ñu indoo pour campagne bi diw dafa détourner xaalisu bus yi diw dafa détourner lii diw dafa def lii ba ñu nekk di saagante ay groupe WhatsApp lu ne ñu ngi koy gis y a des audios yoo xam ñu ngi fuité déjà si YouTube bi donc ki nga xamante dafa jël ay moyens bi ko def ngir parti bi mais yow da ngaa ñëw pour dundee parti bi ñii ne dañoo ñëw pour dundal seen parti foofu la différence bi nekkee moo tax tey yàlla suñu borom dogal li nga xamante ne moom la dogal au niveau de la diaspora Sénégal nag ñoom la mais man li nga xam moom laa gis fekkee ko témoin ko man loolu laa mën a wax te loolu laa gis loolu moo tax tey benn bokk yaakaar ñu si bari tey xaalis ay fonds de campagne détourné nañ lii ñi ngi saagante ñi ngi def lii waroon na ñëw wutu bus attends mais loolu mooy lan donc loolu benn parenthèse bu ma bëggoon ubbi balaa maa ñëw ak yéen ci nga xamante ne moom mooy solo yi waxtaan bi mbokk yi semaine passée dama fi soulevé woon benn cas muy benn cas de viol boo xamante ni daanaka ginnaaw bi gis naa ñu bare ñëpp a ngi ci topp di wax man nag par devoir ak par respect de l'enquête ak par bañ a violer les secrets de l'enquête moo taxoon ma wutuloon sama bopp ay limites ndaxte mënoon naa jël dugal audio wala message femme bi duma ko def lu bari aussi waxtaan nañu ko amaana am na su lu ma mën a wax lu ngeen mën a xam am na loo xam ne mënu leen ko xam ba taxoon ma yem fi nga xamante ni fa laa waroon a yem mais nag boo dee ba dégg ndey mi li mu wax donc je pense que ni amatul loo xamante ne war nañ ko si mën a làq-làqal lu xew daanaka tënkoon naa ko keroog suñu waxtaan bi passé bu ngeen xoolee si dernière vidéo chaîne Sénégal Actu TV mooy vidéo bu ci nekk parce que mënu ma ci revenir à yëpp ba ma ci waxee keroog ñëwoon naa ba fi nga xamante ni moom la waa jooju muy politicien boobu ñuy wax dinaa ñëw léegi si turam yegg ci xale bi nga xamante ni mi ngi am 16 ans et demi ndaxte gune gi mi ngi tudd Adama Thiaw juddu le 3 décembre 2005 ci hôpital Philippe Maguilène Senghor bu nekk Yoff nga xam ne tey jii même hôpital boobu tey fa la demoon keroog ba koy gynéco bi di caytu pour xool ndax kilifa googu yegg na ci kaw ab déet ci la gisee effectivement ni kat kii yegg na ci moom ba bàyyi nañ fi man niw médecin bi daal di prescrire benn ordonnance yaayu xale bi pour mu dem jënd ji ko am na ay pilule du lendemain am na boo xamante ne c'était pour doo si war a mën a jëlee yenn feebar yeeg du la ko mën a wàll am na si boo xamante ne aussi gel intime la ba mu jëndee loolu lépp mu utiliser ko comme ni mu waree mu xëy dem gendarmerie Foire daal di xool enquêteurs yi déposé fa benn plainte bi mi ngi nekk numéro 1034 ñu déposé ko le 12 juillet 2022 waxoon naa leen ni keroog ginnaaw plainte bi ba mu amee ba femme bi jël benn audio boo xamante ni ba leen kilifa googu wooye sax kilifa gi ñi ngi koy wax Sitor Ndour nga xamante ni ay jamono moom moo jiite woon kudd di responsable politique nekk ca Fatick jiite parti bu ñu naan Elan bon dañuy respecté nag lu ñu naan présomption d'innocence ndaxte ay tuuma la tuuma nag yooyu xam noo ko war a mën a seetalee sa jar ba fu ñu toll nii ba tànk yoon àddoo ko si ba juge daan la dañuy naan dañ lay tuumaal rek moo tax dañuy jàpp ni xale bu jigéen boobu ñu naan Adama Thiaw yow kii di Sitor Ndour yow la tuumaal ba bind la ci plainte bi déposé ko ca ginnaaw bi it gendarmerie wàcc na ci sa biir kër di 4 yu góor ak 2 yu jigéen
ba nga ñëwee toog ci salon bi français rek ngeen si doon wax ba femme bi sax mënul xam exactement lu ngeen wax mais lu si mën a am mooy lu ñu naan reconstitution des faits am na ci ndaxte gendarme bi benn gendarme bu jigéen bi jël na xale bii di Adama yóbbu ko ba ci biir néeg bi laaj ko ndax dara bi moom si ne ko mu ne ko waaw mu ne ko tëddee comme ni nga tëddee woon mu tëddee comme ni mu tëddee woon ñu xool ay drap na am na ay tâches ñu gis ay tâches effectivement ñu jël drap bi yóbbu dem xool waa ji tubéy bu xonq mooy short bu rouge bu mu soloon ak t-shirt bu blanc bu mu soloon ñu jël ko boole ko ak drap yi yónni yaay ji mu dem jëli ji yére yu xale bi soloon keroog ba bis mi ba mbir mi xew yaay ji dem jëli ko indi enquêteurs yi boole yépp yóbbu ak certificat médical bi nga xamante ni moom la hôpital bi joxoon ko ndaxte la dame aussi waxoon naa keroog ne moom amu ci benn copie wala dara donc noonu la ko jëlee yóbbu jox leen gars yi nag ñu ne dañuy jël mbir mi daal di ko yóbbu CTO pour analyser ko xool exactement ndax li ñuy tuumaal waa ji am na wala amul daal di récupérer tamit ñaari pommades yi nga xamante ni keroog diwoon na ko ci loxo xale bi parce que dafa xawoon a deretal tuuti poignée yi ñu jël yëpp lu ci yéeme nag mooy depuis le 13 juillet jàpp le 14 ba tey le 3 août enquête bi ba léegi bougé wul ba keroog bi nga xamante ni wax nañu ba pare ci ëllëg sa information yi ñu ci am mooy dossier bi jëlee nañ ko gendarmerie Foire daal di ko yóbbu sur la table du procureur man nag ma jàpp ni une justice à deux vitesses moo ciy xeeñ ba keroog waxoon naa leen ni coow li nga xamante amoon na si diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr c'était le 3 février yu déposé une plainte daanaka le 5 médias yi jot nañ si le 7 ñu convoqué Ousmane Sonko mu waroon a wuy ji en tant que député donc lépp espace de moins de 5 jours ci la yëpp xewee bii nag parce que wax naa ko sànq ni waa ji responsable politique la may fàttali ni waa ji si toog moom si ñu créé APR membre fondateur APR ci la bokk moom Macky Sall parti bi daanaka ñoo ko dox créé ko ginnaaw bi Abdoulaye Wade pour déstabiliser Macky Sall mu woo xëcc si toor mu ñëw ci moom jox ko kudd damay ko DG ba ginnaaw bi nag ba Abdoulaye Wade luy xew mu daanu Macky Sall xool ni kat fu mu jaar ak si toor lu yoon na mooy mu jëm ko xëccaat xam ne njumtale defoon mu xëccaat ko mu ñëwaat ci moom kooku nag moom mooy Sitor moom la ñuy tuumaal ba tey ay tuuma ay accusation rek la yaay xool nag looy teggee sa jar tuuma gi parce que dégg nañu aussi wax nga mais dinañ ñëw aussi si li nga xamante ni wax nga ko muy accusation yi dinañ ñëw ci sa version léegi nag gannaaw ba mouvance présidentielle la bokk ndax loolu moo tax ba tey yoon nanguwul àddu ci coow li ci plainte moo xam déposé na depuis le 12 juillet 2012 astafurlah 2022 ci numéro 1034 ba tey bougéwul yota loolu nag commencé di ëlëm sénégalais yi ndax dañuy jël xale famille bi nga xamante ni seen doole bariwul kilifa nga xam yàlla ka may doole bu bëgg ñëw taxaw di dal seen kaw ndax Sénégal comme mu am ndey ak comme mu amul ndey dafay wëy di fi am ba tey ci li nga xam ne dañ ko xeexoon ba am ko léegi nag dossier bi je pense que ni procureur yow la sa cër nga àddu si ndax dossier bi nga xamante ne moo fi xewoon muy Sonko Adji Sarr amoo leen ci woon taxawaay bii dañu waxante dëgg rek ci ko xamante ne sax député la woon ay mbiram waroon gën a yéex keroog ba ñuy jël Cheikh Yérim Seck di koy yóbbu xaaruñu une semaine xaaruñu 3 jours te bii nag lu ci gën a garaaw mooy
dafa tombé benn loi boo xamante ne moom lañ naan dañoo criminaliser li nga xamante ni moom mooy viol ci dossier si numéro 05/2020 le 10 janvier 2020 dañoo voté benn loi boo xamante ni képp ki nga xamante ne da ngaa sàkku xale bu ndaw ñu naan ko pédophile wa ilaa nga violé xale nga violé ku mën a doon yoon dalay atte comme ni ñuy attee ku rey nit te loolu article 320 moo koy dëggal article 320 si kaw waa ji ñu naan Sitor ci lay gën a wax parce que dafay yegg ba ci pénétration li nga xam am na diggante góor ak jigéen moo xam nga forcé ko moo xam nga bett ko wala nga koy chantage loolu lépp yoon dëxañ na ko donc loolu bu amee lu ñu war a njëkk a def mooy fexe ba jéem a teg nit ki loxo parce que loolu mooy yoon viol moom boo ko defee lu ñuy njëkk a def mooy jàpp la balaa ñoo xool dara Dominique Strauss-Kahn moo gënoon ëpp doole ñëpp c'était le patron de FMI kere ba ñu ko tuumaa la viol dañ kaa jël de suite yóbbu ba kere yoon di àtte ba kere ñu koy daan lu ñu koy daan muy fay lu mu war a fay léegi nag loolu ñu bëgg a taxaw nag sénégalais yi taxaw di xippi di xool mu leer na li waa ji la ñuy tuumaal mi ngi doxe ay soxlaam dañuy dem finalement viol dañ koy banaliser kee tuumaal nañ ko wuy jiwuma dossier ba tey mi ngi traîné ki nga xamante ni moom mooy nday mbi léegi toog tamit di xaar beneen cas ñëwaat tamit muy beneen politicien jàpp nañ ko tuumaal nañ ko tegal nañ leen ay preuves yoo xamante ay enregistrement muy négocier ci séeréer sax la ñuy wax muy négocier ne li yëpp war nañ ko war a mën a waxtaanee ndax bëgguma mu yegg si média yi enregistrement boobu ça existe te la dame dégtal na ko gendarme yi ñu déglu ko bu baax a baax ba gendarme bi laaj ko ne ndax mën nga bokk envoyé par WhatsApp mu yónnee ko par WhatsApp donc mi ngi si dossier enquête bi ngeen am preuve yooyu yëpp bàyyi nit ki muy dox soxlam finalement lii tamit dafa bokk ci luy tax peuple parfois muy révolté parfois peuple muy révolté bu mu leen bett en fait parce que yu mel nii rek moo tax diw dee def flagrant lu wees lu ne weng ne fang dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk te dossier bii nag moom len lay mën a am bu dee avancé wu wala waa ji ñi ñuy tuumaal attewuñu ko ba ñu xam ndax lu ñu koy waxal dëgg la wala du dëgg nañu jàpp ni moom Sénégal kenn doo fi jàpp kenn ndax viol mooy dëkk boo xamante ne da ngay rey ni sax ñu xool ni ñuy négocier pour bàyyi la dëkk boo xam ne da ngay trafiquer ay faux billets ñu jàpp la flagrant délit ñu ngi négocier xool nu ñu lay bàyyee dëkk boo xamante ne da ngay trafiquer ay passeport ñu ngi xool nu ñu lay bàyyee dëkk boo xamante aussi dañuy tuumaal viol yoon wóolu la nga ni demoo wuy yi wala yow yaay tëral ces conditions tamit ñu bàyyi la mais ban Sénégal la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk xam nga justice lu ñu naan bukki bu yewee geere ca doxin wala tey bu ñu dee ba toll fii rek parce que justice sénégalaise dafa bu sa nangu ñu koy manipuler te loolu lay dëgg loolu tey moo ñu jural li yépp parce que bu fekkoon tey jii kaaw waa ji ñuy tudd yoon jël def na liggéeyam ba ñu jël ko jàpp keneen ëllëg si biir keneen ku ñuy wax waxu viol bu ñu la wooyee da ngay wuy ji te lu la yoon da teg dañ la ko war a daan lu la yoon teg ñu daan la ko parce que code pénal bi lu mu ci ay article am dafa leer nañi 10 jàpp 20 ans am yoo xamante ne 20 ans jàpp 30 ans la sax ci boo yeggee ci xale boo xamante ne dafa am moins de 13 ans moom ba ñu ko jokkoog moom suñu naataangoo yi seen yëpp jokkoog moom mu ne luñ koy tuumal dara amu ci famille bi ay arnaqueur lañ
lu ñu naan jéem ko def ay chantage lañ nekk di def ak moom pour bëgg nu ñu war a mën a retirer ci moom ay xaalis moom loolu mooy version moom nee na dara amul gannaaw nag moom moo joxe version boobu ñun su lu ñu xam am version bii léegi nag yaa xaay ci mala procureur c'est comme dossier mi ngi sa kaw table lan ngay xaar pour ubbi ko yoon atte parce que koo xamante amagul sax 17 ans ñu yegg ci kawam en fait yoon dafa dañoo soxla ñu xam fu dëgg bi féete justice lañu soxla pour Adama Thiaw dañoo bëgg tamit xam ndax waa ji luñ koy tuumaal moo ko def wala defu ko bu ko defulee nag li nga xamante ne yoon may na ko ci yu nga xam da ngaa tuumaal nit te li ngay tuumaal nit tegoo ko fenn yoon daal di daan li nga xamante ne moom mooy famille bële c'est ça loolu kese la donc nag plainte bi nga xamante déposé nañ leen ko numéro 1034 ci gendarmerie bu Foire ba keroog ba ñu defee suñu vidéo ba ci ëllëg si dégg nañu dossier bi yóbbu nañ ko si table procureur dossier boobu la ñu bëgg ñu activer ko ba yoon def liggéeyam ku ñuy daan ñu daan ko loolu nag mooy dëgg te ci loolu lañ leen di xaar mbokk yi di leen gërëm nag bu baax di leen sant ci confiance bi di dellu di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan yàlla élection yi nga xamante ni moom la ñu génn ba résultat yi ñu ngi commencé di génn nànk-nànk yàlla continuer ko ci jàmm réew mi ànd ak dal ndax Sénégal loolu la soxla jamono ji soxla wuñ fitna ci réew mi jamono ji àdduna bi yëpp nag wërngal këmb fépp la méttee donc coono yi ñuy dund ci ñàkkum xëy coono yi ñuy dund ci inondation coono yi nga xam ñu ngi koy dund ci jeunesse boo xamante ni amul occupation loolu yaakaar naa ni doy na ñu xool naka la ñu war a mën a defee ensemble ba génn ci yooyu situation bu ñu nangu politiciens yi ñëw du ñu diviser man sama retrait ci seen politique lu ci bari loolu la bu ñu nangu politiciens yi du ñu diviser gëmuñu dara ñoom ñëpp a yem man je le dis tout le temps moo tax parfois nga dégg-dégg ñu ne woy kii mi ngi nii yeewi la ñi la waa Pastef rek la bañ wala waa yeewi rek la bañ des fois nga dégg jékki-jékki ñu ne ma kii benn rek la bañ parce que man loolu mooy sama position man joxuñu ma lekk joxuñu ma man naan yaakaaruma su ñoom dara donc waruñoo nangu politiciens ñëw di ñu diviser da ngay gis sax nit ñoo xam dañoo bokk famille politique moo leen di diviser te ñoom bu ñu paree bu ñuy négocier par guddi doo ko fekkee seen intérêt dong koo ci gëjoon a dégg ci élection yi nga koy dégg bu élection yi passé fi mu nekk nii à partir du 15 juillet 15 août dootoo ci dégg kenn dootoo leen sax déggati donc loolu mooy jikko politicien bu leen nangu nag ñooñu di ñu diviser ñun la jeunesse sénégalaise ñun le peuple sénégalais seen intérêt bopp rek moo leen tax a jóg koo ci puus ba mu tàkk saxaas la lay xër dem yoonam ñoom ñëpp a yem man je le dis tout le temps moo tax man amoo benn yaakaar ci ñoom sénégalais ngi nii bañ ko yoree ba tey 2060 ba léegi mi ngi nii 60 ba tey loolu nag mooy yóbbante bi di leen gërëm baax di leen sant di leen jox dig daje ay bés yi di ñëw wala ci yeneen waxtaan bu ko jamono yaa laajee di leen ñaan na ngeen continuer aussi abonné si suñu chaîne bi di Sénégalactu TV di chaîne boo xamante ni moo leen di jox xibaar yu wér te wóor lépp loo xamante ni wax nañ rek am na fu ñu ko teg ndax dossier bi lu ma leen ci wax yépp man duñ ñëw rek wax ma boo waxee dama indi preuve matérielle donc lépp lu ngeen ci wax jàppal ni preuve yi ñu ngi ko garder lépp lu ma fi wax nag lu ne ba ci plainte bi ordonnance bu ñu bind ci hôpital ba yi ñu mën a wax ak yu mënul wax yëpp daal maa ngi ci voilà donc ñu ngi gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf